mbokki xale yi seetaan ñi leen jaajëfal di leen dalal jàmm fii ci seen biir Télé Mauritanie si jotaay ñuy seq ak yéen saa su ne fi ñu toll nii nag bi weer bi teeroo ba tey di weeru mars gis ngeen yi ngi waxtaan ak yéen si waxu jigéen yi ndaxte weer bi yëpp nekkatul rek 8 mars bi la ñuy célébrer waaye mën nañu daanaka li des ci weer bi yëpp bu 8 mars jotee dañ koy jagleel jigéen ñi ñii di wax sax quinzaine de la femme wala sax le mois de la femme si loolu nag ci waxtaanee ak yelleefu jigéen ñi ñu invité leen fi ñoo xamante ne ràññee nañ leen bu baax ci tabaarkalla macha allah ci li nga xamante ne ni moom mooy société civile rawatina ak di xeex ak yelleefu jigéen ñi ak xale yi. ci loolu ci sama ndeyjoor maa ngi fi dalal kii di Sinni Yaminte Yara Allah ñu bàyyi ko mu nuyoo. asalaamaaleykum mbokk yi. ñu ngi di leen nuyu di leen gërëm di leen sant. di la gërëm yow tamit parce que jotaay bi xam naa ni toogaay bu ñu toogee tey dina si am ay solo lu bari. fii ci sama càmmoñ maa ngi nekk ki nga xam ne moom mooy di Safiatou Cissé moom amee li nga xamante ni moom mooy du foyer de l'enfance di wax rek ni Sinni moom association mi ngi tudd association femmes éducatives donc. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam. di leen jaajëfal yow it ma lay jaajëfal si teewaay bi. waaw tey li ñu dajale moom moo di waxtaan li nga xam ne moom moo di jigéen ñi xam nañ ni fu nekk si àdduna bi jigéen ñi dañuy xeex te mën nañ ni seen xeex boobu depuis bi ñu ko commencé ba tey ci historique 8 mars ba tey xeex bi du jeex chaque fois défi yi da ngeen relever benn défi taxawaat tey si ne sa jàngat fii ci Mauritanie jigéen ñi fan lañ toll ci xeex bi. dama lay gërëm Mineur. sama wolof nag ne leerul noonu. wante ba léegi naa si wax lu bari. parce que taxawaay bu jigéen yi taxaw tey. dañu on peut dire. taxawaay bu am solo. parce que léegi boo gisee macha allah man ngaa pour man dama bëgg wax. 8 mars du quinzaine du weer. 8 mars chaque jigéen day fêter chaque jour 8 mars. parce que ñun dañu nekk chaque jour. mooy 8 mars pour ñun. puisque défi yi ngay doon wax léegi ay défi yu bari. léegi jigéen nekkatul rek jigéen au foyer. nekkatul rek jigéen mi ngi toog kër ga di defar ay xale wala di éduquer. wante parallèlement à ça. ba léegi am na boobu responsabilité. wante parallèlement à ça mooy jigéen dafa taxaw ci biir réew mi. dafa taxaw bu am solo. parce que léegi da ngay gis jigéen di jaay jigéen di voyager jigéen di def entrepreneuriat jigéen di nekk dans tous les secteurs. donc pour te dire que défi yi du ñu jeex wante comme da nga xam ni ñun macha allah ci Mauritanie bi suñu taxawaay dañu taxaw bu am solo bu baax sax. parce que non seulement que ñun dañu nekk 52% de la population. tamit dañu góorgóorlu jigéenu fii ci Mauritanie bi tey daa gis nga 8 mars bi macha allah amoon na ay activités yu bari. activités dans le cadre droit de la femme de l'enfant dans tous les secteurs entrepreneuriat. lépp daal. ba pare tamit jigéen tey dafa war taxawaay nga xam ni. pour mu mun participer ci réew mi ci développement réew mi. parce que dañu gis on ne peut pas être 52% ba pare ñu nekk handicap daal. sinon réew mi day nekk benn côté. du dem wala du baax. loolu ma tax tey man dama profiter nag fii. di remercier jigéen yi yëpp parce que dañu taxaw ñoom ñëpp ay taxaw bu rafet ñoom ñëpp tamit dañu essayer de relever tamit les défis au niveau de la base. parce que jigéen ku nekk ci développement au milieu rural. jigéen ku nekk dans le cadre de nga xam ni du petit commerce wala des petits et moyennes entreprises. jigéen yu nekk tamit ay les grandes femmes par exemple en Mauritanie pour la première fois ñu assister conseil national des femmes d'affaires. mi ngi man sax dama si bokk. léegi jigéen yi ñu ngi góorgóorlu si affaire si tous les plans quoi. c'est pas seulement politique parce que nit yi dañu yaakaar ne. jigéen day yëngatu rek ci politique. wala mu yëngatu ci commerce. parce que foofu la jigéen lu bari am doole. wante léegi macha allah dañu wone ni ay jigéen mun na yëngatu ci lépp. ci affaire association yi affaire jardin d'enfants yi. mun na encadrer xale yi les enfants de la rue mun na encadrer ànd ak jigéen yu am ay problèmes litiges familiaux. ànd ak jigéen yu ñu nekk ci entrepreneuriat. maanaam défi yi dañu bari wante taxawaay jigéen yi tamit macha allah mi ngi di dem di dox.
macha allah kon xam naa damay bàyyi Safiatou yow nga wax ma yow tey naka nga jàngatee combat wu jigéenu Mauritanie ci seen wàlla àq ak seen ay yelleef. li nga wax ni dëgg la comme Siné lu mu wax rek. macha allah presque wax na lépp. man sama tur association nga si loolu lay demee. parce que AIFPDEC la. muy association pour l'implication des femmes dans la promotion de la démocratie et l'éducation citoyenne. donc bu waxee jigéen rek. wax na lu bari si jigéen lu mu mun def. parce que jigéen moom mooy base société. moom mooy base nation. nation bu jigéen demul dara du dem. parce que comme lu mu wax ni jigéen moom moo ëpp fii. donc taxawaayu jigéen bu taxawul taxaw bu war rek dana am dëkk bi nu mu war a demee comme lu ko Siné waxee. pour bu ñuy wax jigéen. bu ñu xoolee fii comme jigéen ñi ñoo fi ëpp. jigéen ñi ñoo ëpp tolof. boo xoolee 6 heures du matin la ñuy jóg. ñoom ñooy njëkk jóg ñoom ñooy mujj tëdd. ñoom ñooy nekk ci kër yi ñoom ñooy yar xale yi. ñoom ñooy def lépp daal. comme lu mu wax aussi ñu ngi ci entrepreneuriat yi. léegi bu yàgg jigéen da doon bañ sous-métier mais léegi y a pas de sous-métier da ngay gis jigéen ñoom ñooy nekk mécanicien. jigéen ñoom ñooy nekk ci formation professionnelle yi. lépp daal jigéen mu ngi koy nekk. fu góor taxaw jigéen mu ngi fay taxaw. ba ci armée yi jigéen ñoom ñooy sang bu mu des suul góor yi suul. yóbbu donc taxawaayu jigéen fii ci réew bi am na solo bu baax. am na solo bu baax booy xool. macha allah kon nag Siné yaakaar naa ne wax ngeen rek jéego yi nga xamante ne ni jigéenu Mauritanie ñi ngi koy def gis nañu tamit yéen a ngi doon xeex pour benn projet de loi bu ñuy def violence contre jigéen ñi ak yooyu loolu jur polémique bu bari ci jigéen ñi da ngay gis ci réseaux sociaux yi gars yi di ko waxtaane bu lu bari yéen en tant que ñoo xamante ni mën nañu leader ngeen ci société civile bi yan taxawaay ngeen ci am. waaw ba léegi. loi bi ñun au niveau de la société civile. dañu taxaw bu bare bu am doole sax. pour ñu mun am loi bi. on peut dire que loi bi léegi. jaar na ci parlementaires yi. dëgg naa ni sax. nangunu loi bi mu génni. wante dafa nekk au niveau de l'administration à haut niveau. maanaam ci présidence foofu. léegi nag dafa am benn polémique mooy lan. xam nga ñun suñu dëkk dafa kaw waaru tuuti. parce que boo xamul ñun lu ñu laajtee waa société civile yi surtout ONG yu intervenir dans le cadre de droits de l'homme et précisément droit de la femme et droit de l'enfant ñoom dañu yaakaar ne ñun dañu ñëw pour ñu yàqu société bi pour ñu yàqu mentalité jigéen lu mu waree nekk ci këram wala ñu mu waree am comme comportement ak jëkkëram wala au niveau de sa famille ou au niveau de son entourage. loolu moo tax am na nag ay nit yu nekk fii je ne peux pas te dire ay frères musulmans yooyu wala ay yooyu ak yooyu. wante c'est des gens ñoom tamit dañu yaakaar lu ñu gisee ci religion bi dañu ko xool avec un mauvais œil. xooluñu religion bi lu ma joxe jigéen bi ñoom. c'est comme ñoom dañu ko bañ jox ko jigéen. mun naa nekk ni benn faiblesse wala benn truc psychologique xawma lan ak lan. wante ba léegi dañu xeex pour ñu mun génni loi bi. tamit loi bi mës na am ay polémiques yu bari parce que am na confusion. ñoom dafa amoon benn loi waa société bi ñoo ko bindi ñoo ko proposé. mooy la loi du genre. boobu loi bi genre bi nag am na ay lu mu tuddati. am na ay réserves. c'est comme la CEDEF la convention relative aux femmes Nations Unies. léegi du pays lu ñu ratifié. maanaam pays islamique yi. dañu am ay réserves. par exemple ñoom dañu wax ni polygamie mënul nekk. alors que nous religion dafa ñu wax dafa jox droit de polygamie. léegi Mauritanie def ay réserves. maanaam nanguma lii bañ ma ko. wante tamit nanguma ko. ñu bàyyi ko réserve. léegi nag ñun dañu bëgg loi bi bu dee am na ay affaire yéen da ngeen wax ni jiitul ak religion bi. da ngeen war génni. ñu waxtaan ci parce que ñun tamit ñun nekkuñu ay chrétien. ñun ay musulman dañu jàpp suñu l'islam bu baax sax. am na ñun léegi actuellement depuis des années depuis 2011 dañu liggéey ci code santé personnel pour ñu mën a améliorer ko.
ba léegi statut code le code statut personnel mi ngi nekk fu mu nekkoon depuis 2005 maanaam xale bu mu doon sëy xale bu jigéen même bu dee mineur wala xale nekk passé ne mineur il faut le tuteur de son tuteur loolu yàlla moo ko wax il faut mu am tuteur mais maanaam jigéen bu toll na ak man wala toll na ak yow sëy na une fois 2 fois 3 fois léegi nag code statut bi day wax il faut mu am tuteur bi nag bu dee papam wala frère am moom bu dee bëggul jëkkër bi wala am na ay problème ak jëkkër ji mun ko freiner mu bañ sëy ak moom alors que moom doomam mun na nekk tuteuram doomam ku mu jur mun na nekk cousin am mun na nekk ak yenn donc en plus encore le consentement nous là où on n'est pas d'accord avec le code de statut mooy consentement sa yaay mun na jógee rek léegi rek wala sa pap mu jox la jëkkër léegi ñun sans ton consentement loolu moo tax affaire foyer yu bare ñu échoué ñun léegi si code de statut personnel dañu laaj ne nag bu dee jigéen day sëy bala ku def papier bi ku def papier de mariage bi xam nga marabout bi wala xaadi bi wala du xaadi le monsieur l'imam qui vient faire le certificat normal ñun dañu laaj dafa war a jël téléphone am ñu passé ko ndaw si est-ce que jëkkër ji yaa ko ñaan est-ce que yaa ko accepté wala dañu ko forcé léegi même on a dit que téléphone bi même pas téléphone taw du teew ñoom ñaari non ça dépend des communautés nag ça dépend des communautés parce que man je suis multiculturelle sama côté noir yi sama pap yaay yi on peut ñun dañu mun jàkkaale xale bi ak imam bi mais boo demee suñu côté pap bi maanaam naar yi loolu dafa am ay xayaa dafa am ay rus dafa am parce que même kër ga bu ñu def mariage bi xale bi du fi si nekk waaw du fi si nekk donc loolu c'est relatif par rapport aux communautés wante ñun dañu wax ni téléphone bi xaritam moo ko war passé ko imam bi c'est pas sa maman en cas où sa maman mu nekk ni complice maanaam c'est pour résumer je vais te dire que le code de statut personnel am na ay insuffisance yu bëri ñun ñu ngi xeex ak l'arsenal juridique ak ñoom les décideurs di ngeen am problème les décideurs ndax imam yi ngeen di fekk seen kanam waaw gis nga les décideurs imam yi si boppam mooy ñooy taxaw seen kanam damay rebondir un peu si ne wax affaire imam bi ak mariage yi man li ma gis ni defee mariage man dafa xaw kii tey xool parce que lu si gën bare lu tax mariage di échoué foofu lay jaar échoué parce que du am xale les deux mariés duñu teew waaw absence boobu ça joue beaucoup si dans le mariage parce que ñoom duñuy mais loolu mooy suñu culture quand même duñuy marié kii mi ngi salon góor bi mi ngi feneen léegi ñii di takk sëy bi xale yi duñu xam sax lan mooy seen devoir si mariage waaw loolu moom dëgg la duñu xam ku jigéen ki du xam lan mooy devoir am ku góor ki du xam lan mooy devoir am pour ñoom daal mariage di mën rek boole leen nag ñu dem du gën bare luy échoué mariage yi ak problème manque de communication yi loolu moo koy indi Sophie lu muy wax fi am na solo ba tamit yow nga wax ni xam affaire culture xam nga culture yi am na ay culture du jiitu léegi ak jamono tey bi on ne peut pas dire dañu ànd ak jamono bi ba pare encore tey suñu culture yu duñu yóbbu fenn yaa ngi ma dëgg waaw continuer waaw léegi li ma bëggoon wax tamit Sophie moom moo di yéen a ngi xeex pour ñu am ay loi yu dëgër ñu ànd ak jigéen yi mais des fois aussi est-ce que tamit suñu culture ba tey dama ñëw ci culture bi duñu bloqué pour que loi yooyu duñu jëriñ exemple mooy mu nga bokk ci benn famille sa jëkkër fase la abandonné la yow ak say doom ak yooyu mais soo bëggee dem sa frère wala sa famille la da nga ñu bëgg a toroxal. waaw da nga bëgg a waaw comme ñun mënuñu la yor. comme ñun mënuñu la lii wala soo demee sa famille mere la. ci sa biir sax seen kër. am ñoo xam ne dañ lay mere. du ñu comprendre ni yow say droit ngay wut wala say droit doom ngay wut. mais ñoom dañu koy jàpp ni non yow lii moom toroxal nga ñu. wala toroxal nga wala day rebondir sa doom yi bu ëllëgee sa doom yi. du ñu exactement waaw exactement c'est tabou daal si yenn culture yi c'est tabou. nga jël sa jëkkër nga yóbbu ko tribunal pour la jox mu jox la sa droit. mun nga yóbbu sa jëkkër tribunal pour mu jox la sa droit ga fekk fasewu la après mun ngeen delluwaat. après loolu yëpp ça s'arrange mun ngeen dellu mais l'essentiel na la jox sa droit jox xale yi tamit seen àq. parce que tey jii am na ay jigéen ñu bari tey ñu ngi toog jàkkaarloo ñun di ñu seetaan. seen jëkkër yi fase nañ leen bàyyi leen ak seen ay njaboot duñ leen dundal duñ leen dëkkal duñ leen naanal dem takk beneen jigéen di def beneen mariage. léegi ñoom ñi ngi jël poids boobu amuñu. te ki lay wax bul dem yoon tamit du la yoral sa ay benn potu golo la yoral sa ay doom pour sa doom. waaw Mineur wax nga fi lu solo. bari solo. xam nga jëkkër yi jigéen yi
ñu bañ yóbbaale seen jëkkër yi ci yoon bi ñoom ñoo favoriser jëkkër yi ñu nekk ni ak yeneen jëkkër yi def affaire pratique yu mel nii parce que benn jigéen yow toujours dama koy wax jigéen yi boo xoolee moom sa jëkkër il a oublié les bons moments que vous avez vécu ensemble moom il a oublié que c'est le père de tes enfants il a oublié les moments tu t'es sacrifié pour lui il a pu te tourner le dos jox na la gannaaw dem na il a dit merde parce que day yaakaar ne day am lu la gën alors que moom day dem si déception yam yéen sax mu ruus delluwaat parce que dem na dem bu soof moom day yaakaar ne toroxal na mais moom boppam la toroxal ba pare yow nga toog nga wax man dama ruus yóbbu ko ci xaadi parce que sama papa ay doom wala dama kaa ruus yóbbu ko ci xaadi parce que moom sama doom baay man nag dama fi wax jigéen yi kooku ku am xalaat bu mel nii kooku dafa nelaw am na ay jigéen yoo xam ne encore dama ko wax dafa nelaw parce que yow moom xoolul tous les moments que vous avez vécu ensemble xoolul yow sacrifice nga def pour lan yow nga xool moom sa doom pap baay wala sa cousin wala sa doom pap loolu sax ñu dara amul benn importance. foo góor yi xam ne jabar doom kenn du ko fase man damay wax jigéen dangay dem nga wuti ci droit wala nga sonn nga toroxal yow ci loxo moo toroxal sa doom parce que góor yi seen yoon nekk si góor yi ñoom yàlla daf leen may rek ñoo yëpp nekk seen loxo divorce nekk seen loxo pension alimentaire nekk seen loxo rek góor day toog rek mu wax man góor alors que moom lu muy def du affaire góor ku ragal yàlla du sànni jabar ak doomam yi léegi nag ñun dañu wax ni jabara on peut la divorcer les enfants on ne peut jamais les divorcer loolu ma tax jigéen yi dañu sawar dem di yóbbu seen jëkkër yoon comme ça pour les ramener à la raison yéen sax góor gi day yaakaar ni dëkk bi amul loi wala amul l'applicabilité de la loi nga wanal ko dëkk bi boo taxawee di wut sa loi daa ko am parce que quand même on peut reconnaître que la loi existe et que elle est appliquée mais il faut nga dem nga wuti ko yow boo toogee sa kër du la fekk foofu loolu moo tax man fii dama sawar di wax jigéen yi ñu dellowaat xel tuuti ba pare encore jamono bi dafa métti munoo toog nga nekk chef de famille am ay njaboot ba yóbbu ba après ba toogee une année 2 ans nga góorgóorlu yéen sax saytaani sax mun na la kii dugg nga yóbbu la ci lu baaxul nga lekkal ay sa doom lu araam loolu nag balaa nga egg foofu parce que boo liggéeyul sa droit soo liggéeyul am juróom-benni doom waaw Sénégal boo liggéeyul am juróom-benni doom nekk ci location yow te liggéeyoo waaw nga nekk ci location xale yi war a jàng foo jëlee looy dundalee xale yi maa la ko wax xale yi war a lekk war naan loolu ma tax jigéen warul bàyyi jëkkëram mu wax ko ni waaw mënuma ko yóbbu yoon ba pare am na fi encore yoon ak yoon yenn saa dangay dem ci xaadi bi joxal rendez-vous ak fii loolu mooy découragé nag jigéen yu bari si ne laal nga fiy metti parce que xaadi yi tamit du ñu gaaw a juger dossier yi waaw da nga gis jigéen bu bëgg pension ci jëkkëram def lu mat at boobu lan moo koy dundal te boo tombee ak góor bu saay-saay bu xam yoon bi nan lay fonctionner mu lay dawloo di la tardel naan kii yow finalement soo amee rendez-vous xaadi da ngay toog téye say doom wala da ngay wut loo lekkale say doom wala da ngay dem toppi ku lay jox des fois duna am sax paas bu leen yóbbu sax waaw pour ñu dem xaadi boobu loolu moo tax fii nag loolu moo tax jigéen yi dañu war xam ni ñun en tant que droit des femmes dañu am ay doole macha allah dañu am ay doole dañu am ay lu mu tudd ci ay piste daal lu mu ne jaaree pour xaadi bi xam ni yow te encadré wala te assisté par benn organisation de droits de l'homme moom léegi boo si xamee daa gis est-ce que kooku ak keneen bi benn la normalement xaadi dafa war toog fii pour régler tous les problèmes mais bu ñu xoolee léegi xaadi yi heure bu ñu ñëwee ak rang bu ñu fekkee heure bi day pare xaadi bi benn problème réglé wul ba pare tamit dans la tête wala dans leur ce qui est endocriné dans leur tête mooy ñu traîner jigéen bi pour jigéen bi mun delluwaat ci jëkkër bi loolu xaadi yu bari loolu la wax pour lan ñu joxe ay rendez-vous 2 mois 3 mois pour saytaani bi ñoom ñaar ñu mun réconcilier mais ñoom ils ne savent pas que jigéen bu amee problème si foyer am si njabootam dans sa famille elle est victime
si boo demee ci xaadi day nekkaat victime ñaari yoon parce que ce que vous venez de dire dem di ñëwaat bi xaadi nekku fii xaadi dafa nelaw xaadi dafa patiti ak patita léegi ñun comment pallier à ça ñun dañun ñaan jigéen ku am problème yu mel nii nga jàkkaarloo ak góor bu saay-saay comme ce que tu viens de dire il ne faut pas partir toute seule demal nga dem ci organisation ONG yi ku amul benn expérience comme man su mu taxawee ak yow wallaay góor bi dina wax yeneen dina wax yeneen góor yu bari comme lu mu wax ay saay-saay loolu bu ñu demee ba xam ne jigéen bi parce que bu ñu demee ba di maltraité ay jigéen day fekk jigéen bi xamul ay droit am xamul fu muy dem xamul ak xamul yella fa mais une fois que mu ñëw si ONG yi accompagné ko bu ñu yóbbu ko ba pare encore ici may ma wax fii pour mu leer xam nga lu tax parce que émission yu bari dañu ko wax en xasaaniya suñu mbokk tukulóor yi ak olof yi duñu si jël bu bari comme émission bi en wolof dañu si profité ñu wax suñu jigéen yi ONG ku nekk am na ay avocat gratuit doo fay dara même accompagnement suñu la toroxal suñu la dóoree suñu la yónnee jëlee ay xale wala am na ay góor dañu bañ sens joxe état civil jëkkëram doomam yi parce que rek dafa la bëgg toroxal yow affaire bi delluwaat si kii billaahi boo àndee ak ONG yi nga dem di wuti ONG balaa nga dem ci xaadi nag balaa nga dem ci xaadi man sax mi ministère de la femme du ma seddal sama xol man ministère de la femme du ma seddal sama xol. ñi ngi def liggéey bu mag. man nag du ma seddal sama xol. ñi ngi def liggéey bu mag di régler ay problème. man su ma la may ma fii tuuti ma wax la du ñu seddal sama xol. am na ay jigéen suñu ñëwee ministère de la femme dañu leen coupé 10 000 ouguiya. mu am 10 000 man am naa ay jigéen. 10 000 ouguiya mu fekk ni ñoom ñoo demoon foofu. ñu coupé leen pour lan pour seen pension alimentaire doom yi mu fekk 3 doom wala 4 doom ñu coupé leen c'est-à-dire ñu jël leen ci seen jëkkër 10 000 ouguiya loolu dafa jël jëkkër bi da nga ko xeeb waaw mais góor bu ñëw ni la liggéeyu ma dara yow mineur xay may mais góor bu ñëw ni la liggéeyu ma dara amul budgétaire amul dara doom da nga am doom wala ñaar doom nga jël 10 000 ouguiya waaye xoolal salaire policier lan la sam yoon nekk si bu dee policier dafa am tamit beneen jabar am beneen doom non sam yoon nekk si xoolal nag fii on se dit la vérité même toi la femme là tu disais tout de suite moom liggéeyul amul dara am na xale day dem jàngi day dem nangam ak nangam seen pap moo sànni leen 10 000 par mois lii ay yabaate man gis naa ko foofu wante man ñun gaa les militants de droits de l'homme suñu àndee ak jabar lu tuutee bu dee benn doom dañu xëcc bu dee benn doom 20 000 ouguiya mais bu dee 5 doom au moins 40 000 50 000 comme ça mu fekk kër gi bi nekk ko si parce que man jigéen ku am jëkkëram am kër gi même bu dee indi na deuxième femme bul nangu génn ci kër gi bi parce que kër gi bi nekkatul sa kër nekkatul kër ga xale yi problème bu jigéen ñi nag yëpp mooy wante il faut jigéen ñi balaa ñu leen di fase la ñuy génn sax nag duñu sax xaar fase parce que xamuñu du seen droit jigéen ku génn kër ga tey man dam koy wax moom xanaa moom dafa nelaw kon da yeete leen ba tey jigéen yaa ngi buub seen i bagages yi jigéen bagage foo ne toog 3 mois si biir kër yi yow da nga jógee seen kër yaay xaaruñu ñu fase balaa fase jigéen ñi dañuy fay dem yóbbu seen ay doom mineur nga génne sa doom yaay yaa ngi yow kese sol bu mu baax nga dem ci moom nga toog 2 ans 3 ans 4 ans nga am ay doom nga delluwaat yow ak seen doom yi yëpp sa kenn yaay xanaa sa yaay moom xam xanaa ndeysaanam yow yoral la say doom yor la ba nga mag nga ñëw sa ay doom et puis encore boo fekkee ni am nga ay sœur ñoom tamit dañu am ay doom foofu doom yi bu dee on est des sœurs xale yi boo ñëwee rek affaire day commencé problème parce que ku nekk day teg ci keneen loxo kii xel dama wax fi jigéen bu dee néeg la nga am même bu dee luwaas wala kër ga luwaas wala kër moom moo ko moom boo amee ak moom benn doom bul génne si kër ga bii yaa ko moom boo génnee keneen day ñëw toog mu fekk ni yow les hommes ils disent si sama kër Sophie sa jëkkër bu la tegee si benn kër gi bi seng la nekkoon kër gi bi mu nekkaat armée kër gi bi mu nekkaat c'est grâce à la femme pourtant moom elle ne travaille pas mais elle gère naar yi nee na xeera jëyaab gowwam jëyaab ku toog fi di gérer moo gën kuy dem di indi ku dem di indi parce que toi même si tu n'as pas participé les 2000 ou 1000 ouguiya qu'il te donne dans la dépense da ngay si def ay retenue fii pour nga def ataay pour maçon yi pour ndeysaan nga jënd fii ay natt lu ñuy teg jox seen jëkkër yi am nañu def moi je dis non ici je parle sax def nañu non moi je parle de la femme qui n'a rien mais la femme moom regarde si la femme qui n'a rien elle a pu faire de retenue de l'argent de dépense pour moi mu mun participer ci kër gi bi à plus forte raison la femme qui travaille donc moi j'ai toujours dit que toutes les femmes ont bien participé à la maison
dans la construction de la maison et de la famille loolu ma tax je n'accepterai jamais jigéen mu jóge këram kër ga xale yi doo bouger foofu su commencé di la toroxal du loolu sax am na su yow commencé di la toroxal nga dem si yoon bi wallaay moom dina xam loolu tamit ça peut pallier jëkkër bi góor bi boo xamee ni yow danga koy toroxal day perdre kër ga bi perdre yu bari da lay respecté day toog da lay respecté sax téye ay doomam parce que bu fekkee ni si nii yow am nga combat booy mëne pour àq ak yelleefu jigéen ñi su fi la même chose mais di nga gis jigéen boo xam ne mi ngi si jàmmam ak ay doomam te loolu sax mooy am toujours boo gisee jigéen bu am problème xamal ne beneen jigéen moo nekk ci moom moo nekk si ginnaaw malheureusement loolu moom moo am moo tax suñu combat yi gëm naa ne dina difficile te dina yéex tamit egg te malheureusement lépp lu laal jigéen day laal doomam loolu mooy malheur bi gën a mag su fi yaa ngi nekk am foyer de l'enfance jël ay xale yoo xam ne ni dañu nekk en situation difficile ak yooyu waaw lan si sa expérience lan moo ko gën a waral xale yooyu nga xam ne ni dañuy nekk si mbedd mi parce que munoo wax yaay yi te waxoo doom yi comme li nga wax rek mooy problème divorce comme lu nu soogaam lu nu jege léegi di wax problème divorce moo gën waral lu gën bare loolu divorce bi bare na te góor yi bu ñu divorcé du ñuy divorcé en même temps xale yi duñu am lu ñu lekk seen yaay yi amuñu ñu nga xam ne ñu ngi débrouillé du ñuy dem di jaay marché ñu bàyyi xale yi du ñuy délinquance juvénile bi lu ko gën bareel mooy loolu parce que yow da ngay dem di jaay nga bàyyi sa wuti sa doom yi lu ñu lekk nga bàyyi leen si biir kër gi boo leen bàyyi si biir kër gi kan moo leen di éduquer ñooy éduquer seen bopp wala si mbedd yi ñuy traîner si mbedd bi lu nekk dañ leen si fekk boo toogee ak ñoom xale yi lu ñuy lekk loolu mooy un grand fléau fii dilemme bi lii la léegi parce que yow léegi jigéen yu bare léegi xamatul nu ñuy def suñu génnee bàyyi xale yi danañ yàqu te bu ñu toogee ak xale yi duñu am lu ñu lekk xale yi ñu ngi si mbedd yi mais dilemme boobu est-ce que tamit dalul sax femme intellectuelle yi nga xam te ne ni tamit dañuy liggéey parce que des fois di nga nekk jigéen combat jigéen ñi dafa metti di nga nekk jigéen nga jàng ba réussir nga am liggéey am ay responsabilité di xëy teel a xëy di guddee wàcc tamit mbindaan yi nga leen di booleel xale bee yàqu na parce que xëy na mi ngi si mbedd bi mais xale bee yàqu na parce que mi ngi si biir kër gi mi ngi si internet bi accès lépp accès na wala bu nekkul si internet bi mi ngi si jeu vidéo yi wala mi ngi seetaan télé bu abusif mbindaan bi tamit xëy na moom postam lay gérer wul mun na la gérer sa éducation doom mu mel ne combat jigéen yi dafa bari bare na te metti na lool parce que léegi dootoo xam sax fan ngay commencer parce que léegi yaa ngi naan xale bi mi ngi si mbedd bi yaa ngi naan xale bi yàqu na si mbedd bi xale bi tamit yàqu na si biir kër gi comme li ma wax rek léegi jigéen bi bu toogee kuy surveiller xale bi ku koy jox mu lekk même bu dee femme intellectuelle moom mi dafa fase moom kese moom mooy dawal ay doomam léegi moom bu toogee kuy dundal xale yi kuy lekkal xale yi parce que gisul jëkkër dem na elle est obligée mu dem mu wuti moom it bu demee wuti xale yi école bu nu wàccee école si biir kër gi mbindaan internet on sait pas kenn xamatul léegi fu ñu jëm si nii am na ay femmes yoo xam ne léegi modernité bi ñoom c'est des femmes mën nañu c'est des femmes accomplies mais terewul def nañu seen choix bàyyi seen liggéey pour toog pour gérer seen ay doom lay wax ci choix boobu waaw balaa ma ñëw fii dama bëggoon dellu tuuti ci affaire les femmes intellectuelles yi ku muñu am ñu temps pour xale yi man dama yaakaar ne jigéen préoccupation bu mu war am njëkk am mooy njabootam waaw mooy bu mu war am tout malgré toutes les préoccupations qu'elle peut avoir elle doit laisser un temps pour ses enfants maanaam dafa war bàyyi benn temps pour doomam yi yenn saa par exemple boo ñëwaatee 8 ou 9 heures 21 heures 22 heures quelle que soit la fatigue qui peut te prendre il faut que di nga xool xale yi est-ce qu'ils ont mangé qu'est-ce qu'ils ont fait et cetera ba pare tamit nous on a la chance en Afrique on est dans des grandes familles dañu am les sœurs les tantes les cousines etc. Mais attends, oui, ça commence à... Ça a tendance de disparaître. Mais ba léegi tu peux mun nga jël sa doom yi nga confier sa yaay
parce que nga avant da ngeen di dëkk yéen ñëpp waaw mais léegi da ngeen di dëkk séparé mais aussi da ngeen di soriantoo ma dëkk tarax ne sama sa dëkk PK wala Darnaay wala feneen je te dis c'est des cas rares quand même mais ba léegi tu peux confier da nga mun nga jël sa doom yi nga teg ko kër ñoom sa yaay wala kër ñoom sa papa wala kër ñoom sa sœur yenn saa yàlla may la vous êtes dans le même quartier et cetera mais lii yëpp jigéen suñu temps jeex na mais est-ce que yaakaaroon ni pour dagg benn question ba la koy laaj que modernité des fois am na prix pour nga bàyyi parce que tubaab yi moderne ba jigéen ñi mën a occuper les mêmes rangs que góor yi la ngay gis nga gis jigéen bu choix def choix ni du am doom jigéen bu def choix ni benn doom loolu mënul nekk suñu Mauritanie wala su Afrique parce que doom mooy sa relève sa suba sa demee doom mooy sa suba loolu ñun on peut pas choisir ça ba pare pour kon duñu adapté combat yi est-ce que kon duñu adapté combat yi xaaral xam ni kon mënuñu am les mêmes droits ak les mêmes trucs xam ni ba pare tamit une chose nga ni ma def choix ma bàyyi sama liggéey même bu dee ministre moo la sëy bul sonal sa bopp nga bàyyi sa liggéey ndax da ngay wax ni damay il faut nga nekk responsable nga palayer au-delà les deux choses. mais am ñoo xam ne dafa ñu ko parce que seen jëkkër dafa am xaalis dañ ko def rek parce que seen choix bopp la ñoom pour ñoom li ñuy gagné bu ñu liggéeyee pour ñoom li ëpp yar seen doom bi ñuy toog yar seen doom moo leen koo gënal. wallay toog ak doomam yi neex na. wallay toog ak sa doom bari na solo. wallay pour nga am ay résultats bu baax. les enfants éducation de base mais loolu yëpp dafa teg ci société bi sa positionnement. am na ñuy def choix par exemple toog 5 ans liggéey après ñëwaat. man je ne pense pas que aujourd'hui da ngaa bëgg a forcer jigéen ñi si lañ liggéey je ne peux pas voir ou concevoir jigéen yi mun na choisir mu nekk ak doomam mu bàyyi liggéeyam. parce que doom dañu laaj mën na nekk choix de il faut nga nekk dans des conditions favorables yow bu dee da nga am salaire forcé nga xëy bu dee amoo salaire forcé nga am jëkkër ku yor jëkkër ku la garantir jëkkër bi day nekk ak yow pour 100 ans wala pour kii ku la garantir loolu sa travail kese moo la garantir nga toog ak sa doom nga tu les éduques convenablement et tu fais tout nga ñefe nag nga attaché ceinture bi nag parce que yaa ngi jigéen ñi toog si kër yi parce que jigéen mën na def choix toog si këram waa tàggool suñu temps jeex na loolu ala kulli xaalin dama kontaan si émission bi non seulement que man gis nga bu dee damay wax for olof damay dépenser énergie mais sujet bi am na ay solo dama sawar wax si sujet bi parce que ça me va au cœur man lu may wax fii loolu mooy sama dëgg ba pare dama lay gërëm di la wax ni affaire bi pour ñu mun diminuer problème yi défi yi à commencer par les émissions yu mel nii il faut rendo bi lu ñu ko waxee rendo askan bi waaw rendo pulaar il faut aksan bi ñu mun dëgguñu après encore suivre pour ñu mun ànd waaw mu am ay information waaw am information moom original mauritanienne la waaw macha allah elle est polyglotte macha allah parce que mauritanien vrai des polyglotte maa ngi lay jaajëfal yow tamit si waxtaan bi nag wax dëgg yàlla doyaloonu si parce que am na ay points yu bari yu ñu bëggoon laal kenn eggul foofu surtout mooy éducation de base xale yi waaw ñu ngi lay gërëm di la sant tamit ñaan tamit ñu indiwaat émission bi pour eggale yeneen points yu des yi amul benn problème incha allah fii seen kër la saa yu ngeen bëggee su ngeen bëggee sax ñu def émission mensuelle boo xam ni si waxu jigéen ñi la ñuy wax ak si waxu xale yi parce que liñ si war a wax yépp mënuñu ko xajal ci benn émission gis ngeen waxtaan bi am na solo waaye taxul ba lépp li nga xam ne bëggoon nañ ko wax ñu daal di koy wax di wax rek ni macha allah jigéen ñi ñooy yaay yi ñooy askan bi ñooy société bi ñoom ñooy defar waaye tamit boo bëggee yàq sax bëgg mu gaaw tamit ci jigéen nga koy jaarale di ñaan yàlla rek jigéenu Mauritanie yépp yal na leen yàlla def ñu nekk ay jigéen yoo xam ne dañuy mën seen bopp mën seen njaboot parce que quoi qu'on puisse dire tamit xeex bi xeexu koom la bataay jigéen ñi ci jamono yu jëm xeexu économie lay doon il faut jigéen ñi économiquement ñu mën a dëgër parce que dina leen dimbali bu baax ci seen kër yi dimbali leen ci seen ay njaboot parce que monde bi ñu jëm bi léegi moo nekk monde boo xam ne ni monde économie la donc il faut jigéen ñi aussi ñu am taxawaay bu am solo ci loolu mais gërëm bu baax sama réalisateur Daha tey nag émission bi caméra woman moom moo ko doon filmé mu nekkoon rek moom macha allah émission jigéen ñi ñu ñëw fekk ki monté tey di filmé jigéen ñi ñu koy jaajëfal bu baax di jaajëfal Malick tam tamit ci son bi di gërëm ki nga xam ne moom moo di Moussa nekkoon fële ci Nodal ki nekkoon ci kàddu gi nag di seen xarit seen soppee Ndeye Fatou Oumar ngeen gën ko xam ci mi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.
Thank you.